li ñu bëgg a wax tey mooy xëy na affaire Khalifa Sall bi prétexte la rek mais xeex la boo xam ne dañ ko xeexal doomu aadama yi d'abord suñu loi ñun Sénégal dañuy yàgg a xeex organisation défense des droits de l'homme ne nit ki loo koy topp am na loo xam ne bu yónnee fii nga war a jaar ak respecté yi dafa xam foog nga respecté ko mooy mbiru présence de l'avocat bi dégg ngeen ñu koy xeex ay at ba suñu réew ak IMOA fekk ñu ci ne képp koo xam ne ñu ngi koy toppati ci yoon bu demee police dañ koy wax d'abord ne ko am nga droit jël avocat mais du ñu yem ci rek dañ ne ko am nga droit dañ koy def mention bi ci procès verbal bi te loolu boo ko deful jalgati nga ay yelleefam mbiru député aussi ñëpp a xam gëdd bi mu am ci état de droit parce que immunité parlementaire mooy tax député bi mun a def liggéeyam te du nekk ci pression nii ci exécutif bi nii ci pouvoir judiciaire moo tax ñu ne député bu xësee am qualité bi rek balaa nga koy continuer boo ko doon topp sax loolu daf ko da nga war a taxaw ba dindi immunité bi loolu bi ko état du Sénégal jalgatee ñun organisation défense des droits bi waxoon nañ ko ne ah yaa ngi jalgati de mais lii ngay atte du am mujj parce que ñii nga xam ne violé nga seen droit am na yeneen cour yoo xam ne Sénégal bokk na ci te xëy na bu fekkee ne yow da nga am say juge bopp ba tax lu la neex nga def ña nga xam ne ñoom nga lor buñ demee ca cour yooyu dinañ la daan donc tey histoire jox nañu raison parce que cour de justice de la CEDEAO président CEDEAO yi bu njëkk dañ ko defoon rek pour suñu traité yi ñuy am économiquement cour bi bu ñu amee difficulté d'interprétation cour de justice de la CEDEAO daa di wax ko am dëgg mais ñoom en 2005 suñu président yi ñoom ñoo ne dañuy harmoniser yelleef ak àqu doomu aadama ci CEDEAO ñu ne ñun renoncé nañ état yi ci benn partie seen souveraineté jox ko cour boobu te cour boobu bu jàppee ne benn citoyen jalgati nañ ak xam rek sañ na dem ci cour boobu naam sax atte bi jeexagul Sénégal mais loolu moo xew def nañ ko sax ci mbiru li ñuy wax droit des affaires OHADA tey sénégalais yëpp war nañu xam ne même boo amee sa problème ak ki lay loué parce que louage tey OHADA moo ko régir buñ la attee ci tribunal bu njëkk nga def appel ñu dem cour d'appel Sénégal boo defee pourvoi en cassation du cour suprême mu Sénégal moo koy atte mais cour de justice bu commune bi nga xam ne mu nga Abidjan donc tey buñ munee nangu même mbiru louage ay ñaar fukki junni ay ñeent fukki junni bu amee contentieux du suñuy juge ñooy àtte mais juge bu nekk Abidjan mais war nañu nangu aussi ci mbiru yelleef ak àqu doomu aadama koo xam ne jàpp na ne dañ koo tooñ mu mun a dem ci cour yooyu te la muy àtte nag day tegu ci ndoddu Sénégal xëy na nag li tax tey état Sénégal am problème mooy ñaareel bi cour bi da doon àtte fekk violation bi jàll na bu boobaa xaalis rek lay joxe ne man kat lañ ma teg jox naa ko mais tey nag àtte bi dafa am te fekk juge sénégalais war na àttewaat te xam nañ ne juge communautaire moo tegu ci kaw juge national c'est-à-dire juge yu CEDEAO moo ëpp doole juge yu Sénégal juge yu Gambie juge yu Guinée juge yu Guinée-Bissau juge yu Niger juge yu Bénin tey cour d'appel bi àtte bi mu war a àtte mooy la ñu njëkkoon a àtte rek te diggante bi nag àtte CEDEAO bi ñëw diggante àtte bu njëkk bi ak àtte cour d'appel bi nga xam ne la ñu àtte woon ci juge bi day ñëw ci cour d'appel diggante bi nag dafa am baat bu jib te baat boobu kenn mënu koo wàcc mooy jalgati nañ yelleefu ak àqu Khalifa Sall ak ñi mu àndal te loolu nag juge d'appel bi da cee war a waxat léegi nag ñiy wax ne àtte boobu amul solo mooy ñi bëgg juge d'appel daal di wax waa CEDEAO bu ne seen àtte bi faale wuñ ko ñun la ngeen wax suñu yoon nekku ci dañuy àtteel leneen te loolu bu ko Sénégal defee tey dina def responsable dina am responsabilité bu mag devant l'histoire dina néewal doole boobu mais dina li ñuy wax wàccu li nga xam ne moom moo ko lekkoon parce que kenn saxalul woon suukar Sénégal bi muy dem ne man bokk naa ci traité boobu te traité boobu moo jur cour de justice de la CEDEAO te xam nañ ne constitution Sénégal li mu wax mooy règlement moo gën a néew loi topp ci constitution topp ci mais traité moo nekk ca njubaxtal donc traité li mu wax dafay bokk ci suñ constitution ñaareel bi suñ constitution moo ne citoyen bu ne am na droit à un procès juste et équitable donc tey bu fekkee ne néewal nañ doole arrêt wala ñàkk nañu sàmmanteeg arrêt CEDEAO bi violé nañ suñu constitution violé nañ suñu code de procédure pénale parce que code bi dafa ne képp koo xam ne dem nga police te xamaluñ na ne am nga droit
am avocat procédure bi day nul mais du yem ci procédure bi maanaam procédure bi mooy enquête préliminaire bi police def ak gendarmerie day nul mandat de dépôt bi nga xam ne juge d'instruction bi ko def day nul information bi juge d'instruction bi def ba yóbbu la atte day nul mais atte ba nga xam ne sax daan nañ la day nul donc tey boo seetee mbir mi tey comme CEDEAO dafa sukkandiku ci enquête bi Sénégal def jël procès-verbal police Sénégal xam ne jalgati nañ yelef ak doomu aadama mu daal di énumérer loi Sénégal parce que CEDEAO ci décision bi dafa cité article 55 bu Sénégal ne waaw Sénégal yéen a jël article règlement 5 bu UMOA ne képp kuñ interpellé rek am nga droit jël avocat du yéen a ko wax agent judiciaire a ngi taxaw Mali la woon Bamako fa lañ délocalisé woon audience bi mu ne yéen a ne képp koo xam ne woo nañ ko ci police am na droit jël avocat ñu nangu loolu mu ne yéen a ne mention bi dañ ko war a def ci procès verbal Sénégal nangu mu ne mais mention bi anamu état du Sénégal ne ah loolu de kon police moo ko fàtte mu ne leen mais bu fàttee article 55 Sénégal da ne loolu bu amee procédure bi baaxatul état bi ne waa du état bi mais police la mais état xanaa xamul ne police mooy institution yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi loolu nag cour bi bu ko xasee constaté nee na leen nag yéen jarul sax maanaam nañ bàyyi Khalifa dañuy wax loolu c'est superfétatoire jaru ko parce que ku dee ba pare nga naan nañ ko suul loolu jaru ko parce que dee bi rek doy na xam nañ li ci topp donc loolu moo nekk ci procédure bi tey donc li ñuy ñaan rek affaire bi du affaire u Khalifa Sall ñun duñu xeex pour une cause wala pour nit dañuy xeex pour ay principes yoo xam ne suba bu ñuy jàkkaarloo ay nit duñu rus parce que bu fekkoon ne politique la rek tey dañuy ànd ak Macky Sall suba ñu ànd ak Abdoulaye Wade ginnaaw suba ñu ànd ak Idrissa Seck loolu bu ñu ko naree def moom nañu summi suñuy robu droit de l'homme wala dañuy xeexal ci am xaalis bàyyi néew si doole bi loolu duñ ko def donc moo tax tey ñu ne nag comme mbir mi leer na te cour bi kenn waxu ko woon ndax ñu bàyyi Khalifa Sall wala déet liñ ko waxoon rek mooy est-ce que am na ay violation moom gis na ci ay violation am na yu mu dàq yi mu dàq nag sax bàyyi Khalifa bokk ci woon mais mu ngi ci arrêt bi di ngeen ko gis mais yi mu retenir yëpp suñu droit dafa ne loolu bu fekkee ne jalgati nañ ko rek procédure bi mënatul a baax te ni ma ko waxee code de procédure pénale mooy li nga xam ne jàpp code pénal mooy li nga xam ne jàpp nañ ne ku ko def dañ lay xañ say droit say liberté ay droit de vote droit civique ay yooyu yëpp mun na ci am bañatee dem bañatee ñëw loolu mooy liy code pénal képp ku def lii dinañ la daan nangam loolooy code pénal mais code de procédure pénale mooy daf lay wax yoon wi ngay jaar pour egg foofa ñu ne nag balaa ñuy dugg ci àtte dañuy njëkkee ndax yoon wi baax na moo tax bu ngeen gisee àtte balaa ñuy dugg sur le fond dañuy soulever exception bu ngeen déggee ñu ne avant le fond les exceptions mooy nañu seet d'abord ndax yoon wi baax na balaa ñuy dugg ci fond bi àtte yëpp noonu lay demee te tey cour d'appel dafa war a xool ndax yoon wi baax na ba pare mais yoon woowu mu war a xool mais ñi ci nekk ñëpp tey nangu nañ ne yoon wi baaxul ñëpp nangu nañ ko te ñëpp nangu nañ ne dañ ne bu baaxul procédure bi dañ koy annuler te annulation bi du yem ci procès verbal bi rek day procès verbal bi li ci topp ba ci njobaxtan la donc bu loolu amee tey defe naa ne coow waratu la am donc moo tax tey ñu am yaakaar ni procureur général bi ubbee yoon wi parce que procureur général même su waxul ne nañu bàyyi Khalifa Sall nee na cour d'appel il faut nga tirer toutes les conséquences xamal na ko nag ne itam arrêt juge communautaire décision juge communautaire mënoo koo ñàkk a wàccoo loolu moom ñëpp d'accord nañ ne wax na ko te loolu aussi juge d'appel bi mënut a bañ a wàccoo ak yoonu Sénégal parce que li ñu juge communautaire bi wax ñu jàpp ne moom moo supérieur juge national bi mais loolu suñ code de procédure moo ko wax donc tey boo gisee ñu toog fii mooy dañu jàpp ne mënuñu sacrifier loo xam ne loi la képp ku ne am nga ci droit ndax ay calcul politique wala kii buñ ko génnee daf may daaneel suba wala kii farul ak man loolu bu fekkee ne noonu la yoon nar a doxe kon jaratul nit ñi di dem tribunal te ñun aussi cour boobu rek la ñu yaakaar parce que droit international yi tax ñu teg ko dañu jàpp ne états nationaux yi ordre national bi mun na am défaillance parce que tey loi lu muy jëriñ mooy man bu ma wàccee am lu tegu sama bopp bu fekkoon ne bu ma dóoree Babacar kurpeñ dara du ma ci fekk ma dóor ko mais damaa xam ne bu ma dóoree Babacar mun nañ maa téye ëllëg moo tax juge national bi danaan man su ma violé kat am na juge bu nekk ci kaw mun na dal sama kaw donc droit international daf fi nekk pour mun a sanctionner droit national
te loolu Sénégal bu wàccul ak loolu defe naa dinañ am responsabilité te suñu der du jar ci dara parce que boo defee tey Sénégal doonoon na membre permanent non permanent du conseil de sécurité tey Sénégal bokk na ci conseil des droits de l'homme te conseil des droits de l'homme mooy superviseur mooy moniteur li ñuy wax dëkk yi ci mbiru yelleef ak àqu doomu aadama. imagine leen réew moo xam ne tey yaay moniteur yaay censeur yaa war a fexe ku wàcc yoon ci examen périodique universel parce que 2018 état yëpp ay jàllaat ci Nations Unies conseil des droits de l'homme même Amérique mi ne woon génn na fa sax génnul mu nga fa. Sénégal mi war a doon censeur ñu ne ko yow wàccoowoo ak yelleefu nangam mu ne sama yoon nekku ci loolu su Sénégal fan lañ mën a waxee wax jooju moo tax ñuy ñaanaat muy état bi mais surtout juge yi parce que li yoon wax mooy bu fekkee ne décision communautaire am na juges nationaux yi ñoo war a faire cesser parce que violation bu amee ñeenti mbir a ci mën a topp mooy ñëpp nangu ne violation am na mooy obligation de vérité ñaareel mooy obligation de cessation bu fekkoon tey atte bi wéy na xëy na mun nañu am problème mais atte bi wéyagul juge bi dossier baa ngi ci juge bi ba léegi mais nan la juge yoree dossier xam ne violation am na mu gëmu bëtam mais kooku est-ce que mun nañ ko tudda di juge loolu mooy obligation de cessation du question xaalis bi mooy ñëw 4e position mooy ndàmpaayu xol naqaru xol parce que tooñ nañ la jox la ndàmpaayu xol mais li ci ëpp solo mooy kenn du ne violation am na mais nañ bàyyi violation bi dem rek ñu jox la xaalis mun nañ la dàmp sa naqaru xol mais violation bi nag duñ ko arrêté parce que buñ ko arrêté violation continue lay doon ñeenteel bi mooy obligation de non réitération mooy bu lu mel nii boo ko defee état ba justice communautaire condamné la yow état waratoo koo defaat ëllëg loolu mooy aspect pédagogique non réitération des faits donc conséquences yooyu dafa am ci décision moo tax tey ñu naan cour bi waxul ni ñu bàyyi Khalifa mais loolu jaru ko cour bi li ñu ko laaj rek mooy Khalifa droit yi ko code de procédure pénale Sénégal ak jox ak constitution bi ak charte africaine ak pacte international sur les droits civils et politiques ak charte africaine des droits de l'homme et des peuples ak déclaration universelle des droits de l'homme parce que cour de justice de la CEDEAO buy àtte day commencer ci loi nationale ak constitution ak charte africaine des droits de l'homme ak déclaration universelle ak pacte international sur les droits civils et politiques ak tous les instruments pertinents loolu tax souveraineté amatul nañ bàyyi wax jooju wax naa leen ne tey sénégalais yi bu doonee mbiru affaire Abidjan la ñuy dem bu doonee mbiru droit de l'homme dañuy dem Abuja léeg-léeg ñu délocaliser bu doonee yeneen pour am nga comité sénégalais comité des nations unies contre la torture comité des nations unies contre la détention arbitraire tey kenn mënatul a tëju sa pour Ivoire ñu ne charbonnier et roi chez lui loolu amoon na jamono joo xam ne jamono yu maam ji la loolu amatul nañ bàyyi ñi nga xam ne du ñu joxe ay avis yu baax di ko jox suñuy njiit yi ñu dugal ci erreur tey loolu moo indi réunion bi suñ conférence de presse bi di ñaan rek justice sénégalaise bu wàccoo ak yelleefam te am nañ yaakaar nag citoyens yi am nañ ko parce que déjà procureur bi fi toogal état bi joxe na yoon wi mais ñun dañuy gën a jox doole pour ëllëg sénégalais yi nga xam ne jàpp nañ ne tey seen droit violé nañ ko te duma leen jox secret am na tey ku ne candidat la ci élection yi bañ ko jëlee IMOA mais dafa yóbbu Sénégal cour de justice de la CEDEAO te procédure bi jeexagul te tey dégg naa démb mu def déclaration yóbbu na suñu réew cour de justice de la CEDEAO te doonoon na fi premier ministre Nino Viera bi nga xam ne président la woon bañ ko faatee njabootam dañoo dem cour de justice donc cour boobu nekkalu fi sax ñi nga xam ne ay politique ay néew si doole même ñiy jiite daf leen fee nekkal tey ñiy jiite tey muy suñu réew ak feneen suba mun nañu am intérêt dem ci cour boobu mais tey bu fekkee ay intérêt du moment moo tax ñu sacrifier cour boobu donc suba buñ bëggatee dem ci cour ci ban cour la ñuy dem donc tey du affaire u Khalifa loo xam ne ñëpp a ko bokk kenn amul droit néewal ko doole mais surtout nañu tënk ci li nga xam ne mooy suñu loi nationale mais convention yi nga xam ne daf ñu tënk te mënatuñu ko wàcc donc jërëjëf maa ngi gërëm